Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info point net. lii bis bu am solo la si ñun te gis nañu yéen tamit solo ngeen ko seen teewaay je pense que ki nga xam ne moo nekk sama droite du ma ko présenté mooy Antoine Turpin chargé de mouvement Nitu Dëgg Valeurs kii moom mooy Sora Sow membre la porte-parole aussi ci mouvement Nitu Dëgg Valeurs. Bon li xew na d'abord balaa dara damay njëkk def mooy d'abord remercier leen presse bi parce que presse sénégalaise bi dafa taxaw sénégalais yi aussi taxaw carrément ci Abdou Karim Gueye bi mu nekkee ci kaso bi jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko ci kaso bi. mu nekk ay mbir yoo xam ne vraiment bëgg naa ci ñëw ay point par point leeral yu bari yoo xam ne peut-être xawoon na lënd ci bopp sénégalais yi surtout ñi nga xam ne dañoo wax sama kaaw sama santé ni mu demee woon ak ni ma génnee jeudi passé jeudi tey may def point de presse wala may def jàkkaarloo ak presse bi comme ni ñu koy waxee d'habitude. bon d'abord damay njëkk remercier population sénégalaise bi man damay wax ni man Karim man bokkuma ci ñi naan Sénégal jar ñoo xeexal donte sénégalais yi ñoo la ko wax ñoom seen jëm bopp ñoo naan Sénégal jar ñoo xeexal mais man dama gëm ni Sénégal rek ñoo jar a xeexal parce que chaque fois su ma amee jafe-jafe man sénégalais ñoo may taxaw man gisuma kenn ku dul sénégalais man su ma feebaree sénégalais ñoo may taxaw su ma amee problème sénégalais ñoo may taxaw su ma nekkee ci kaso bi sénégalais dañ may taxaw kon man bokkuma ci ñu naan Sénégal jarul xeexal ñu bëri nag dañuy expliquer quoi di wax nan la demee ba sénégalais peut-être ñu am confiance yàlla xam ne ni man sax xaw ma ko moo tax chaque fois damay ñaan saa bu mu jël damay ñaan yàlla bañ a tas yaakaaru sénégalais parce que xam naa ne am na lu ñu yaakaar lu ndaw si ñun te ñun ma personne importe peu wax dëgg yàlla donc c'est très important aussi pour nit yi comprendre loolu xam ko bon remerciement yi nag dama koy jiital ci d'abord la presse jiital ko aussi parce que dama ni ci remercier laay jiital c'est-à-dire damay njëkk remercier sénégalais yi la population sénégalaise les liveurs les activistes c'est-à-dire ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi doon taxaw xam nga même les partis les femmes leaders yu mel ni ñoom Maïmouna Bousso ñoom ñëpp président Ousmane Sonko ñëpp ay dëmboo ñëpp nga xam ni politiciens yeeg activistes yeeg population sénégalaise beeg ñëpp journalistes yi ñëpp doon jàpp ci sama man dama doon toog ci kaso bi dama doon wax sama nan laa defal Sénégal yi ba mu yegg fii donc dama leen di remercier kilifa diine yi parce que am na ci ñoom ñoo xam ni taxaw nañ ma taxawaay boo xamante ni ñu bëri xamuñ ko te chaque fois dama gis ni yëf yi dañ ko defoon seen yëf surtout kilifa diine yi imam yi aussi les imams parce que xëy na peut-être doon naa wax mais laaj bi ma def di wax ba comprendre ruñu peut-être yenn propos yi nga xam ne yeggul mooy li ma waxoon juge bi rek juge bi ne ma lu tax nga ni gendarmerie ay francs-maçons lañ ma ne ko waxuma gendarmerie ay francs-maçons la gendarmerie sont pas des francs-maçons je parle pas des gendarmes en fait man constitution Sénégal laay wax institution Sénégal yi laay wax Sénégal ni mu lawloo laay wax li nga xam ni Sénégal dañ ko tënk ci constitution bi institution yi république bi et tout diine bokku ci c'est-à-dire chrétiens yi amuñ ci wàll musulmans yi amuñ ci wàll c'est-à-dire Sénégal texte yi tout ce qui est paperasse maanaam këyit lépp lu ñu bind ci wàllu papier Sénégal diine bokk ci maanaam te pourtant ci religion yi boo demee man ñun loolu foofu la ñu faussé départ bi c'est laaj bi loolu laa si doon wax mais wax ni dama ko expliqué ma ni c'est pas normal boo demee gendarmerie procureur bi dafay réquisition ne dama leen jàpp imam bi ñu jàpp imam bi parce que dañu jàpp imam parce que imam bi da doon julli parce que dañu interdit julli fan lañ ko teg lan moo tax ñuy interdit julli te jàkka yi imam yi seen ñëpp boobu ñoom ay institution lañ te xam nañ ni jàkka yi ñoom moomuñ ko néegu yàlla la kon néegu yàlla loolu moomul nag amul droit tëj ko di ko tijji parce que dans l'histoire amul fenn fu ñu wax ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëj na jàkka wala tijji na ko tëj na jàkka yi musu ko def donc loolu la léegi nag li ñu doon wax mooy mënoon nañ jël mesure barrière comme dëkk yëpp ni ñu ko jëlee respecté ko takk ay masque laal gel antiseptique et tout ba pare mën a julli comme ni ñu koy defee actuellement ñu ngi koy def te gisuma kenn kuy julli ci jàkka fi mu toll nii ñu ne am nga Covid wala feebar bi topp na la donc je pense que foofu aussi lu am solo la du manque de respect kenn man je respecte la police man am na ay frères gendarmes ay beaux frères gendarmes am na ay xaritu police ay commissaires yoo xam ne samay xarit lañ donc def naa erreur dama koy reconnaître aussi damay jégalu ci kanamu Sénégal yëpp je m'excuse parce que dama waxee sous le coup de la colère c'est-à-dire dama wax parce que dañu convoqué xalif bi xam nga li jiitu d'abord mooy dañu njëkk convoqué imam bi nga xam moo nekk Médina Rebeuss dañ ko njëkk convoqué imam kan police plateau fa laa yendu lundi bi ak moom maak Cheikh Omar Diagne maa ngi koy remercier de passage ak Arma Mbou fa la ñu yendu ak imam bi woor il a 78 ans imam bi ñu jàpp ko 5 heures du matin parce que da doon julli fajar ñu tëj ko ci gris bi ma ñëw ci gris bi laa ko fekk ci violon bi imam bi nekk màgget ñu téye ko fa mu woor ba 19 heures lañ ko bàyyi parce que da doon julli c'est-à-dire ma ni naka la tubaab bi réussir ba dindi ñun yërmande bi waroon nekk suñu biir parce que commissaire bi jullit la wala muy chrétien waree ba am na lu mu gëm nekkul koo xam ni nekkul ci institution yi muy topp ak constitution yooyu noonu nga xam ne bu dindi ci diineem
commissaire bi moom du quoi te commissaire bi wax jullit la ko fait naka la mën a accepter jàpp imam parce que da doon julli màgget mu bijaaw nga tëj ko ci kaso bi def ko ci violence mais mën ko fii Sénégal lañ nekk quoi tout s'arrange mën nga ko sax teg à côté ci benn banc mag la il est vieux da doon julli xam nga dine lu mu si wax foofu nag la affaire bi déclenché woo boo seetee def naa benn live di ko wax maa ngi foofu naan maa ngi police su plateau police wu Rebeuss du moins maa ngi police wu Rebeuss ñu ngi jàpp imam kan tëj ko ba léegi dafa woor am na 78 ans mi ngi ci grille yi jour boobu nag laa déclenché ne ñi maa ngi lancé nag défi di wax ñëpp nag vendredi na ngeen fexe ba ñu julli ci parce que toog nañ 4-5 vendredi yoo xam julli ji léegi nag loolu Khalifa Niassène da ko dégg ñeneen dégg si jàpp si ñëpp kilifa yi jàpp si ma ngi remercier bu baax a baax a baax léegi nag bi ma toogee nag après ma gis ñu Facebook ñu wanee live direct Khalifa Niassène bi di dox ak kan bi xam nga mag xam nga Sénégal ak mag ak suñu sëriñ tamit xam ngeen ku nekk ak ngëm-ngëmam ñu convoqué ko mu ñëw di dox ci kii bi noonu di yéeg ci escalier yi biir commissaire centralu Kaolack ça m'a fait mal quoi moom wax nag sous le coup de la colère def erreur nag quoi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax dafa ni boo meree bul wax bi ma gisee dama mer rek automatiquement ku ne xam ngeen live ni mu mel génération bi ñu toll actuellement xam ngeen live ni mu mel spontanéité bi si nekk nga xam ne da ngay wax échange bi ci am xam nga gis dafa spontané quoi te ni ngay waxee noonu la ñuy di tontoo et tout et tout donc loolu moo tax ma waxee noonu mais bi may wax dama la waxee pour ñu punir fi ma doon waxee mooy Sénégal c'est pas normal ba tey ku tooñ Seydina Mohamed wala nga tooñ waa jàngu bi yoon du la def dara soo laalee Macky Sall léegi ñu la article nangam article 80 article nangam ak nangam dañ ne Macky Sall institution la mais imam yi ñoom ay institution lañ ci diine l'islam ñun bu ñu juddoo imam yi ñoo ñuy tudd ñun bu ñu dee imam yi ñoo ñuy suul kooku ñooñu amoon gis ma ku leen ëpp valeur Sénégal naka lañ mën a sàgganee ba tey suñu diine bi nga xamante ni nee nañ 95% de musulmans 5% de chrétiens ñun ñëpp ñu gëm ba pare ñu sàggan ba suñu ngëm-ngëm yooyu amuñu part amuñu wàll ci suñu ni charte ndey réew mi di doxee loolu defet la gàcce bu rëy la te je pense que loolu lu am solo la léegi nag ce qui est erreur yi ñu def yi ma def ci communication man peut-être yor naa jikkoy sénégalais comme ni ñu koy waxee mais soo juumee da nga naan juum nga tooñ naa dama tooñ parce que commissaire bi aussi liggéeyam la doon def c'est pas normal ma taxaw naan dañ ko war a simmi quoi saagaw ma nag man moom ordre la jot rek appliqué te ordre bi mu jot noonu peut-être dañ ko jox yaa si la bu ko xam da koy jox ordre yi mu def mais man def naa erreur ma koy jégalu moom commissaire bi daal di ko jégalu parce que am naa ay frères yoo xam ni ñu ngi liggéey ci police bi am naa ay frères yoo xam ñoom maa ngi ñoom ay policiers lañu gendarme ñooy bokk mbalaana aussi fa ñoo bokk gëm sëriñ si comme Sénégal ni mu mel kon ñoom mënuñu nekk ay francs-maçons mais la gendarmerie ni muy doxee institution yi ni muy doxee la gendarmerie ni ñuy doxee ci ordre yi tey bu ñu la woon léegi-léegi nii Serigne Touba fi nekkoon ñu ne dem leen jàppi Serigne Touba ñu jàpp Serigne Touba Baye Niass su fi nekkoon ñu ne dem leen jàpp Baye Niass ñu jàpp Baye Niass loolu ñun war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax war nañ ko xoolaat bu baax naka la diine bi néewee doole Sénégal ci ni ñuy doxee te ñun sàggan nañ ba constitution beeg institution yeeg yëpp moo supérieur suñu diine yi te république bi dafa war a topp ci suufu diine yi alxuraan bi nekk ci kaw bible bi tamit ñi ko gëm mu nekk seen kaw c'est-à-dire ñu jël gëm-gëm bi nga xam moom la ñu yàlla tegal ñu nekk suñu diine ñu gëm ko yooyu nekk ci kaw après nag politique bi république bi nekk ci suufam loolu la wax juge bi dafa ne ma lu tax nga ni gendarme ay francs-maçons lañ ma ne ko wax boobu dafa yeggul mais su yeggoon di nga comprendre c'est-à-dire li ma bëggoon wax mooy man institution yi laa dama bëgg république bi nekk ci suuf ñu tënk suñu constitution yi ci diine yi suñu diine yi ñu gëm suñu imam yi am baat ba nga xam ne bu ñu waxee ñëpp dégg leen ñu respecté leen jox leen seen cër parce que imam tey dafa institution la bu ñu war a jox cër loolu c'est très important donc ñun suñu xeex boo déggee ñi tuddee valeur loolu la valeur la ñuy xeex lépp lu yàq diine yi lépp loo xam ne àdduna bi mondialisation bi yegg na ci tey ngay gis ay góor jigéen ay droit ay homosexuels ay même ay dëkk yoo xam ne dañuy xeexal sax pour pédophilie mën nañ ko dundal mu dox yooyu yëpp ñun dañ koy xeex donc yooyu ni ñu koy xeexee nag mooy fexe ba ñàkk tey suñu Sénégal ba ñu xam ne am na ay nit yu taxaw pour dëgëral diine bi Sénégal diine yi parce que religion mooy lay relier ci quelque chose léegi soo relier wul ci yàlla da nga relier ci Satan ñaar yooyu ñoo fi nekk ñun nag comme nag def na suñu constitution suñu institution relier wul ci yàlla kon xam ngeen fa mu relier waaw muy jégalu donc loolu mooy premier part donc ci jégalu bi ci wax aussi leeralaat tamit live bi parce que daf ma benn point rek moo si des mooy saaga yi live bi dañu ñëpp damay dégg toog ci rajo bi dans quel suura ñu naan Karim Assane Diouf Karim day saaga Karim man musuma saaga j'ai jamais insulté man ñi may àndal ay imam Alioune Badara Ndao sama live sama chaîne YouTube imam Alioune Badara Ndao daf ci kii la ci dafa abonné ay kilifa yu mag ñoo abonné sama chaîne ay Mbacke ay Siwel ay Niassène man su ma doon saaga ñooñu duñu ma topp parce que ñooñu ñàkkuñu fulla di ci ànd ak kuy saaga man du ma saaga musuma saaga c'est-à-dire bu dee saaga naa xëy na xanaa rap la woon jamonoy rapport yoo xam ni peut-être ci biir musique bi la doon quoi te même saaga yi dañ koy codé mais saaga actuellement toll nañ ci dimension boo xam ni man musuma saaga sama chaîne Abdou Karim Gueye musuma ci saaga dafa jaaduwul gis naa Assane Diouf ci kaso bi
waxtaan nañ dañ doon daje cour ma ne ko saaga yi nga war a bàyyi saaga ci boppam moo jaaduwul kenn warul saaga kenn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi leen di saaga seen bopp ñu ne ko nit nan lay saaga boppam mu ne ko saaga waajur jàmbur sa waajur nga saaga donc yooyu lu ma gëm la taman diine bi lu ma gëm la lu may xeex la lu may xeexal la gëm ni dafa war a samp Sénégal donc loolu c'est très important donc point yooyu daal bëgg naa ko souligner bu baax a baax ça me tenait à cœur pour ma leeral ko quoi remerciement yi aussi dama ci boole diaspora bi aussi la diaspora moom mu suñ ma seetaan donc dama leen remercier bu baax a baax a baax donc c'est très important beneen bi mooy par rapport ak li nga xamante ni mooy jour bi nga xamante ni tey gendarmerie ñëw nañu sama kër ba jël ma yóbbu ma di wax sama affaire santé parce que dama bëgg ñëw foofu bi ma jëlee ba yóbbu ma ci brigade de recherche les gars yi commencé wax sama affaire santé je suis malade leer na Sénégal yëpp sama feebar yàlla moo def yàlla moo ci nattu mu siiw su ma sañoon du siiw parce que tëdd naa man fii hôpital avant ma principal avant mooy voyager tëdd naa une semaine urgence réanimation te kenn xamul ni dama feebar bi ma demee Sowét la ñu bëri xam ni dama feebar après ci la génn ci lañ commencé gis yenn politiciens yi di ñëw après loolu nag moo ko siiwal malheureusement mu siiw mais neexul dama feebar def naa ay opération loolu dëgg la dama feebar ci kaso bi parce que dafa am régime boo xamante ni man moom laay jël à chaque fois parce que man tamit ma bindal régime boo xam moom laa war a ñu may dundee kaso bi ñëpp xam nañ ak pandémie bi nii dañ ko tëj c'est-à-dire kaso lekk du dugg lekk du génn léegi kon dama obligé woon di lekk ci lekku kaso bi wala ma dem boutique dafa jël ay sardine wala ma fay jël ay corned-beef yoo xamante ni dama si doon góorgóorlu mu mën continuer loolu nag moo demoon ba commencé indi problème ba ma am ñaari malaise ci kaso bi bon malaise bi moo ko amee sax man dama ko doon nëbb parce que sama jabar laa ko wax rek vite fait moom ndekete affaire bi def na ko problème parce que moom xam na feebar bi ñoo dëkk ma ko waxee nag moom ci la woo avocat bi pour sama médecin traitement ñëw dugg si kaso bi pour xool ma lii nag la sama jabar wax après mu wax ko Antoine Toubin moom aussi ñoom ñu gis avocat bi di expliquer pour médecin bi ñëw avocat bi nag médiatiser affaire bi lii la affaire gars yi médiatiser ko bi ñu ko médiatiser dañ ma yóbbu pavillon spécial bi ma yóbbu pavillon spécial def naa fa 15 jours yoo xamante ni dañ ma toppatoo damay profiter ci occasion bi de remercier waa administration pénitentiaire mooy ni remercier parce que administration pénitentiaire wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ parce que xam nga ñu dénk la te li ñu la dénk joxuñ la matuwaay yoo ko téye c'est-à-dire joxuñ la matuwaay yoo téye li nga dénk ñoom loolu moo leen taal mu nekk ay mbir yu doy waar yi ma fekk ci kaso bi lekk gi ñoom dañ état bi daf leen wax léegi lekk di dugg di génn amatul visite ñoom pénitencier ñoo gën a nekk prisonnier que prisonniers yi ñoom duñu nelaw duñu ñibbi seen kër parce que dañ leen confiné dañuy tëju amuñu droit génn seen kër parce que dañ ne ñoom amuñu droit génne feebar te pourtant chaque jour mandat de dépôt yaa ngi dugg ci kaso bi mu nekk lu metti loo xam ñoom ñu ngi koy dund foofu dañu ngi pavillon spécial man nekk fa pavillon spécial dañ ma fa toppatoo man benn sens dama tiit ma ne mais man ñi ni ma toppatoo yi ne lan la mais comme foofu amul internet télé bi dinañuy seetaan après laa ne ah ok ci laa gis sénégalais yi taxaw moo tax aw ma seen fay aw ma fayu presse sénégalaise aw ma fayu sénégalais yi aw ma seen fay moo tax bu ñu naan da nga feebar man pousse su ma si doon teg di ma pousse di ma indi fii damay ñëw taxaw ma wax sénégalais yi fekk maa ngi mën a wax ak mën taxaw xeexal Sénégal dama koy def parce que ma personne importe peu chaque jour dama koy wax parce que nit ñi dañu war a bàyyi di wax non noppalul non xanaa xooloo sa doom yi dama koy wax à chaque fois ma ne naka ngay waxee ni yow Seydina Mohamed nga gëm te Seydina Mohamed wax ni jullit bu nekk li mu yéene boppam la war a jéene jullit yëpp naka ngay yéenee sa doom toppatoo ko te yéene moo toppatoo doomu jàmbur naka ngay xeexalee sa doom te doo fas yéene xeexal sa doomu jàmbur donc kon sama doom man seen doom sama doom la suñu doom ñun suñu doom ñun ñëpp la jigéenu Sénégal yëpp dañ ma xeexal ba dama mujj dama yéemu damay génn si kaso bi sax appel téléphonique yi jooy yi ma ne man lan laa defal Sénégal kon man am naa liggéey bu rëy boo xam ne may xaar sama kanam am na yoo xam ne ñaax la quoi dañ ma ñaax xam ne waruma waruma fen war naa éviter lépp ba bañ a laal lu lewul wala ala boo xam ne tas yaakaaru Sénégalais yi man dama am man défi la quoi man pour man défi la donc c'est très important loolu aussi lu jar a bàyyi xel administration pénitentiaire nag am na yu fa nekk yoo xamante ni am na yeneen yaatal xëy na peut-être du fi xaj ni ñu ko yaatal yu bari ay nit yoo xam ne fekk naa leen si kaso bi ñu nekk ci condition yu doy waar yoo xam war nañ ko xeex comme sànq ni ma ko waxee ni Sénégal diine bi amu fi wàll noonu lañ jàppee imam Abdou Touré ma nga fële Cap Manuel dañ ko tëj ci kaso bi mook Assane Diouf ñoo bokk benn néeg xam nga lañu ko jàpp da doon def daawa di wax ni diine l'islam dafa am législation boppam du diine boo xamante ne ni dañ koy boot diine buy bootaate la loolu lañ ko jàppee noonu lañ jàppee tamit Camara mais Mamadou Camara mi nga xam ne mu nga fi pavillon spécial dañ ko opéré tëj nañ ko 2 ans kenn jugé ko ci yoonu suuf bi la doon dem pour immigré gi ñu jàpp ko immigration clandestine ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee ne terroriste la dafa jaaroon gaaw indi ko tëj ko ba feebar fekk ko ci kaso bi ba ñu opéré ko ba mu am poche man poche xam naa ko su ma nee poche am naa poche mbay ngi dara mais xam na li may wax Mati 3 boobu tamit xam na li may wax de passage maa ngi koy big up bu baax a baax su ma nee poche ñoom xam nañ li may wax donc mu am poche nekk si kaso bi di dund lu méttee 2 ans mi ngi si kaso bi ñu jiñ ko terroriste te ñun xamuñu lu xew ñun ñu ngi toog si biti rek
maa ngi fekk aussi benn grand boo xamante ni bi Mimi Touré nekkee ministre de la justice la ko téye Mimi Touré bi mu nekkee ministre de la justice daf ko téye woon ci affaire enrichissement illicite bi mu ko téyee grand mi ngi tudd Alioune Badara Badiane xamoon na xam ngeen ko ñàkk journaliste yi dañ ko xam xaritu Abdoulaye Wade la woon. Macky Sall bi ñu ko jàppee bon peut-être mooy comme seen affaire yi ngeen dégg affaire littorale yi biens yi ñuy def ak moom comme politicien yi ñuy def rek bu fekkee grand bi def na erreur aussi tëj nañ ko presque 7 ans grand bi dem na ba am problème ak insuffisance rénale grand bi dem na ba dafa jabet ñu ko yëkkatee ko tëral ni pavillon social depuis 7 ans Alioune Badara Badiane la tudd bon xaritu Abdoulaye Wade la woon ko indi ay bailleurs di indi ay milliardaires di ànd ak Abdoulaye Wade di ko dimbali di comme ni ñu ko wax xam ngeen politique Sénégal yi mu demee mais quoi qu'on puisse dire ak lu mën a am lu grand boobu def tey politique yi ñu ngi def ko gën a pire ci dëkk bi te mi ngi ci kaso bi ñu yëkkatee ko tëral nanguwuñu ko sax bàyyi mu faju xaw ma dañuy xaar mu dee ñu bàyyi ko xaw ma luy problème ñu koy soog a libéré donc loolu aussi lu ma bokk na si li tax ma doon rey sama bopp ne foog ma génn wax parce que mënu ma téye yóbbante waa kaso bi te du ma ko wax affaire faux billets yi ay affaire yu doy waar gis ngeen Sénégal fu mu toll ci scandale lu nekk mi ngi fi xew ci wàllu faux billets ci wàllu littoral ci wàllu lu nekk point bu nekk point par point boo ko toppee tey fii di wax du jeex donc xam naa yu bëri peut-être ci ay interview la ñu koy mën a waxee mais du xaj fii day du xaj fii quoi donc c'est très important donc je pense que waaw donc je pense que loolu la noonu la demee si wàllu li ma bëggoon leeral actualité yi yooyu je pense que yaakaar naa wax naa lépp. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.